jërë ngeen jëf hôpital Dalal Jàmm ba ca Géejawaay la ko wër askan wa ko dëkkee nekkuñu ci jàmm l'observateur moo ko bind ci xëtamu njëkk ubbil yéenekaay bi saxaar suñuy noyyi mu leen di sonal lañu ragal mu jural leen ay ñool ci seen wér-gu-yaram am ñenn ci ñoom ñu xamal Alassane Anne bu l'observateur ne li indi saxaar si mooy waa hôpital Dalal Jàmm ya ñuy faje malade ya mu di dese yi ba ci ñiy faju ci coronavirus bi bu ñu ci noppee dañu leen di dajaloo guddi lakk leen moo waral fu ñu toll di seen saxaar suy sëlsëli ñu koy noyyi dëkkee sa xët ak fatt guddeeg bëccëg madame Joséphine Koumba Sarr di hygiéniste hospitalier ca Dalal Jàmm di dalal xeli ci l'observateur nee na askan wi ñoo yey amuk jaaxle bu noppi di sàkku ñu indi leen ay leeral ci li xew Joséphine Koumba Sarr ne li leer te leer moo di décès biomédicaux yi gët nañu leen a lakk ci l'hôpital ba fan lañu leen di yóbbu léegi ak nan lañ ko fay yóbboo mi ngi koy leeral ci yéenekaay bi yéenekaay beneen bu xëy meneen mbir mu togg askanu Sénégal fitna moo di journal Vox Populi askan wi jëfandikoo transport en commun yi la ñuy wax ne guddi yi ñu toll ñoo ngi dund lu dara jarul ne ñu bari ci ñoom bu ñu bëggee dem baa ñu bëgg a dikk duñu gis wata bu leen yóbbu ku ci góorgóorlu ba am wata boo dugg yoon yu bon yi nekk ci dëkk bi tax na dina jaaragee fu nekk ndax teggi bu metti Vox nañu xëy na car rapide yi sax ñoo xawatane ndax ñoom seen dund bopp la ñu yor waaye watay Dakar dem dikk yi ak watay taataay ñi leen di jël ñoo ngi bëgg a dee li leen gën a rey nag bokk na ci place yi ñuy limité ci transport en commun yi ndax coronavirus gi L'As bi ne ko loole kay dakk na état bi teggi na mesure yu mu tegoon ngir wàññi limub nit ñi nekk ci watay ñu dellu ca la ñu nekkoon mu di place bu nekk ni toog fa nee nañu it solu masque yi ci biir transport en commun yi loolee moom fara force la duñu ko muñal kenn kii di Souleymane Teliko président union des magistrats du Sénégal moo nekk ci L'As moo nekk ci Les Échos mi ñu xamal ci xëta mu njëkk ne convoqué nañu ko tey jii ca kanamu inspection générale de l'administration de la justice la ko fa yóbbu moo di mu leeral wax ji muy wax ci presse bi fan yi yéenekaay bi nañu waaye convoqué googee ñu ko convoqué ca ICAJ neexul magistrat yi réew mi union des magistrats du Sénégal dañoo jàpp ne dañu ko bëgg a xoqatal moo waral convocation bi def nañu communiqué di ca xamle ne danañu taxaw bu baax a baax ci ginnaaw Souleymane Teliko taxawu ko la yéenekaay xëy ñu baaxee ci xëta mu njëkk li ñu koy toppee moom juge Teliko ba tax ñu convoqué ko ca ICAJ Le Quotidien nañu convoqué gi ñu convoqué njiital union des magistrats du Sénégal neexul waa UMS ba tax ñoo ngi koy ñaawlu Enquête dina kay nañu président union des magistrats du Sénégal gi ñu convoqué ca ICAJ ñi mu bokkal langu UMS gi jàngat ba ñu ci am moo di dañu ko bëgg a noppiloo sexal ko wellam ak di ko xoqatal Khalifa Ababacar Sall ëllëgam ci politique bi moom la journal Sud Quotidien xëyee la mu ci gis moo di avenir politique gu gàll góose ne ay atam moom Khalifa Sall ñoo ngi dem boole cekkit yatu yoon di justice mi ngi ko tiim nit keneen ku yoon di bëgg a dal ci kawam journal Libération nee nañu moo di ki jiite société de transit bii di SITMA tuumay fraude douanière la ñu koy toppee fa douane Sénégal jaar ak moom ba képp ko Libération wax nañu ko ba wax ñu it ne PV de transaction bi ñu koy signaloo bu ko signéwul kaso la jëm li ñu koy toppee mi ngi toll ci ñeenti milliards ak lu tekk yéenekaay bii di l'info nee nañu moom la ñu dajaleegum ngir dugal ko ci liggéey yi ñeel jumaay Tiwaawoon gi li ko tax a yegg foofee moo di borom yi doole yu bari ci réew mi ñoo yëngu lu yëngu lu ne la ko yëngal ko ëpp doole yëral xët mu njëkk Source A ci candidat yi doon def BFM dafa am kenn ci ñoom koo xam ne dañu koo jàpp ca Bambey muy tricher ak téléphone portable am ba ñu ko jàppee ca la dawee dem yoonam bàyyi fa examen ba léegi kenn xamul fan la fare ñu fare ji ci l'Observateur xooli fa lu yéeme te doy waar li muy ne moo xew ca Tambacounda ba teere ji tribunal benn waay bu àndut a xelam maanaam ab dof ñu jéggal ma ci kàddu gi moom la ñu yéene kay bi di l'Observateur ne moo gagné PMI juróom-ñeenti millions 9 millions ak njabootam di xuloo ca xaalis ba coow la teere ji tribunal Lat Diop directeur général bu LONASE laaj bi di baadu li njóobee ni jiite LONASE moo tax dof yi di gagné PMI 9 millions. Savon de Marseille Alphé seen Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen savon créole ak seen cuuraay raktak bi rëy yooyu ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. Lay Diop suba mu jëndi ticket PMI kon Mouhamed Ndiaye ni daanale ak kalam Lat Diop jërë ngeen jëf mbokk yi xibaar la woon ak RFM wàllu xibaar bokk na ca wàllu yoon ak lu ñeel président Lamine Diack tribunal ca Paris tey jii lay doxee dogalab ATM ñeel ka moom doomu Sénégal bi jiite woon di jamono kuréel ak athlétisme gi ci wàllu àddina gi di I2AF ñu toppee boobaak léegi wàllum guerre ñeel ak athlète russe tribunal 11h30 tey jii incha allah ci 11h30 ci Dakar 13h30 ca Paris la dogalab AT bi fii ci Sénégal nag tere gi woon ci wàllug ñi yëngu ci transport ngir ñu bañ di yàpp limap la ne ci seen carte grise nay client waaye xaaj ba loolu léegi delloon nañ ko nawoon fa woon mën nañu yàpp lim bi nga xamante ni mooy bi normal ci carte grise yi terewul it lii di colum masque gi nag ak wàllu désinfecté gi ñeel wate yi moom ba tey mu ngi tegu nepp sas seen ndodd àndoon nañ ceeki leer la njiital CETUD Thierno Birahim Aw tension ca port ab Ndakaaru diggante ñi yëngu ci wàllu transporté gi ñeel conteneur ak direction générale port li ko waral di taxe ñu ne bu kilifa port daal di taxawal taxe bëccëg gu ne juróomi junni ngir conteneur bu ca ne ñu gis ne loolee nag du lu jaadu waral
amal seen ak yëglu Abdou wàllu yoon bëccëg gi nga xamante ni tey ji la ñuy xam lu mbiri président Lamine Diack di mujjee boobaak léegi ci loxoy yoon ca tugal tribunal ba fa war a daal di jibal dogalab atteem fàttali ne ci weer wi ci ginnaaw procureur yi nga xamante ne ñoo fa ne la ñu sàkkoon ci moom bokk na ci ati kaso ak lu jëm ci wàllu ndàmpaay ya wàllu xibaar bokk na ca la ñu jëloon ne dogal ñeel wàllu dem ak dikk bi di transport geek wàllum sàkku ci chauffeur yi lim ba nu yàpp doon xaajab lim ba ne ca seeni carte grise ak yeneen ndax wàllu mbas mi loolu lépp yëkkatil nañ leen ko mën na noo yàpp kon lim yañ daa def waaye nag ñaara ngi moom du fi ba jóge ne wàllu kon ay digle muy solu masque mi ak it lu jëm ci di désinfecté pompe saa su nekk setal biir woto yi wàllu xibaar bokk na ca réeróo ba ca poorab Ndakaaru diggante ñu fa yëngu ci wàllu transport conteneur ak direction générale ba li ko waral di taxe boo xamante ne bëccëg gu ne dañu ko war a fayal conteneur bu ne ñu jàpp ñoom ñooñe borom conteneur ya ne du lu jaadu paatug ñaari ouvrier ca chantier Touba ca kanam ca diwaan gu tedd gi diwaanu ko Cheikhul Khadim ginnaaw liggéey ñu fa doon amal jëm ci wàllu li nga xamante ni mooy assainissement ak yeneen di kon aw tiis dab ñaar ci taalibe yu daal di kon taxawoon ci boobu liggéey bu sell ci technique bi Abdoulaye Diop. jërë ngeen jëf ci ànd beeg RFM ñu ngi Ndakaaru Médina rue 15 angle Corniche immeuble El Hadj Elimane Ndour ñu tàmbalee xibaar yi ak lu ñeel président Lamine Diack lu jëm ci wàllu yoon tey ci suba 32e chambre tribunal correctionnel bu Paris dina daal di joxe dogalub atteem lu jëm ci tuuma ñu ko toppee boobaak léegi ñeel ko moom mi fi nekkoon ni jamono njiital I2AF ñu fàttali ne procureur ya ñu ngi sàkk woon ñoom procureur financier yu boobu ëttëb attekaay Atikaso ki alamaan pàtt liggéey ak Cheikh Sidou Sila si weeru juin waxtaanoon naa ak Lamine Diack pour xam nu muy dundee procès bi li ma tontu mooy que ku yàlla dénk ngëm desatu la dara am nañu yaakaar donc que si ngëm-ngëm boobu la Lamine Diack di xaar jugement bu tribunal war a def bu 13h30 jotee fii ci Paris si seeni réquisition yi procureur yi ñaanoon nañu tribunal mu tëj ko ñeenti at alamaan ko 500 000 € pour corruption active et passive abus de confiance et blanchiment en bande organisée si leeral lu ñuy tuumal Lamine Diack mooy que dafa fexe ñu tardeloo sanction ay actes terroristes yu doon doppeewu en essence joxoon nañ ko xaalis si leneen lu ñuy tuumal aussi Lamine Diack mooy que dafa jàppale woon doomam Papa Massata Diack pour mu gagner ay millions d'euros yu bare ci ay négociations yu mu doon def ak sponsor yi moom Massata Diack parquet bi dafa ñaan tribunal tëj ko juróomi at defar ko mandat d'arrêt international alamaan ko 500 000 € tere ko aussi muy yëngatu ci lépp lu laal ci sport pour corruption blanchiment en bande organisée et recel d'abus de confiance parquet bi ñaan na aussi tribunal pour mu tëj yeneen ñeenti prévenu yi Gabriel Dolé ancien chef antidopage bu fédération internationale athlétisme bi Habib Cissé avocat Lamine Diack ak ñaari russe Valentin Balaknichev ak Alexis Melnikov bi mu doon plaider Lamine Diack maître Simon Ndiaye dafa ñaawloon instruction bi nee na lépp lu ñu doon def pour tilimal Lamine Diack la woon newoon na aussi que Lamine Diack mag la ñu ko doon tagg ñoo ko bëgg a rendi tey loolu moo tax mu ñaan tribunal mu bañ a dugg ci jeu boobu laaj bi nag mooy ndax tribunal dina ko dégg tontu bi à partir de 13h30 ku doon jokkoo ak yéen fii ci Paris Cheikh Sidou Sila RFM. jërëjëf Cheikh Sidou kon dogalub àtte ñeel président Lamine Diack 13h30 ci Paris 11h30 fii ci Sénégal incha allah ñu des ak wàllu yoon bi yoon ci Sénégal ak union magistrat yu Sénégal yi mer ba futt jëmee ci ministère bi ñu bootu yore wàllu justice li ko waral di woolu gunu woolu seen njiital mbootaay UMS ci kanamu inspection générale de l'administration de la justice ndax i kàddu mu yëkkati ci presse bi ci Sénégal loolee ñoom ñu jàppee ko UMS mbootaay ak magistrat yi Sénégal ne wàllu xotalaate la ak bëgg a tëj seen gémmiñ ca ñu ne ña koy def bu ñu yeboo noppalu ndax du jàll ñu ngi koo xamle ci communiqué ñoom UMS. ak RFM kumpa jeex na. wàllu transport lii di dogal yi woon ñeel ñi ci yëngu ci wàññi limëpp ñanuy yàpp ne client ak mbas mi doon def saa su nekkoon lim bi wata bi war a yàpp ne ca carte grise ba ñu xaaj ko ñaar loolu ministère bi ñu dénk wàllu transport teggil na ko chauffeur si di rek leen fàttali nag ne li munta ñàkk moom di wéy ba tey mooy solo masque gi ak it désinfecté gi di pompe gi ñeel wata yi directeur général bu CETUD la ñu ci àndal ciy leeral Thierno Birahim Aw.
comme fépp ci àdduna bi bu ñu démarré waatee économie bi démarrage boobu day ànd ak transport bu doy te xam nañ surtout bu ñu xoolee Dakar bus yi tollul ni mu war a toll donc li koy firndeel mooy di ngeen gis ne nit yi seen xaar ci arrêt bus yi mu ngi doon yàgg opérateurs yi tamit dafa am ñu si bëri ñoo xam ne dañuy investir lépp ci banques yi te nangu woon nañ lool depuis mars mesures yi nga xam ne ni état teg na ko seen kaw même bu dee état bi jàppale na leen ko mais ngeen xam ne li ëpp solo ci mesure bi mooy bu ñuy dellu ci activité bu normal dañuy soxla tamit transport bi toll fi mu nekkoon arrêté bi loolu la indi ci Dakar ak ville secondaire yi ni réseau Dakar Dem Dikk ak Aftu ñu bàyyi waat place assise yi ak place debout yi parce que transport urbain loolu la noonu lañ koy xayma ci àdduna bi foo dem waaye nag dafa am ñaari tere yoo xam ne nii dafa am solo ñu continuer war ci sax mooy masque bi day obligatoire ci oto bi ñëpp a war a sol seen masque bi ci topp mooy opérateurs yi dañu war a désinfecter oto bi benn yoon par bés police ak gendarmerie dinañ ñu jàppale ci surveiller mesures yooyu oto bi tamit porte bi dafa war a tëju pour éviter surcharge extrême boo xam mën na di ko dawaale. mu nekkoon leeral yi Thierno Birahim Aw directeur général CETUD day conseil exécutif des transports urbains bu Ndakaaru ab professeur économie ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru bu sàkku ci état bi mu génne 200 milliards ngir taxawu ñi nga xamante ni ñoo loru dëgg ci mbënd meeg ci mbas mi ngeen baal ma Covid 19. Abdoulaye Seck lay wuyoo moom dafa gis ne ci diirab ñeent ci weer état bi war na def lu ni mel 200 milliards yoo 200 milliards yoo xamante ni njaboot gu ne dina jot ci weer wu ca ne juróom-ñetti junni yu tegal juróom-benn téeméeri dërëm ngir rek mun a indi woyofal ñu déglu ko ay leeralam moom professeur Abdoulaye Seck ak Seydou Nourou Ba. politique bi mooy tey bu ñu jëloon par exemple budget bu toll ci presque 50 milliards weer bu nekk 50 milliards yooyu ñu jàppale ci ménage yi donc ça veut dire que tey ménage bu nekk tey dina jot 42 300 francs par mois donc loolu defe naa tey bu ñu jëloon budget bu pendant 4 mois muy 200 milliards. nanu mun a jàppale ménage yi ba nga xam ne tey seen condition de vie dina jéem a améliorer ba nga xam ne impact bi Covid andi. maanaam ñu jox kër bu ne. 43000 mu néew. voilà donc kooku mooy lu nu si. ci ñeenti weer en fait boo gisee ñu tànn si ñeenti weer ndaxte jàpp na ne xëy na peut-être d'ici la fin de l'année la plupart des prévisions ñu ngi ne xëy na peut-être nan andi saafara bi nga xam ne mooy vaccin ba nga xam ne Covid mun disparaître. waaye koppar boobee fan la ko nguur jëlee dafa bëri de. 200 milliards effectivement boo xoolee defe naa lu gouvernement bi jot a teg sur la table defe naa ça doit tourner autour de 1000 milliards defe naa tey bu ñu si jëloon un quart wala un cinquième donc ça veut dire que bu ñu jëloon 200 milliards teg ko de côté ne dañ si non lu nu jàngat si wàllu économie mooy te booy jàppale nit lu gënoon mooy nga jox ko revenu plutôt nga koy jàppale si wàllu consommation ndaxte te boo ko joxee revenu nga jox ko xaalis moom dina xam effectivement lu mu soxla te lu mu soxla noonu incha allah defe naa moom moo ko mën a dem utal boppam. professeur Ablaye Seck ci na mu gis ne noonu la ndimbal bi war a taxawee ab diir ñeent ci weer 200 milliards ngir njaboot yi mbas mi laal ku ca ne juróom-ñetti junni ak juróom-benn téeméer diirëb kon ñeent ci weer ngir ak oyofal transporteurs yi conteneurs yi ca pooram Ndakaaru ab réero diggante ñoom ak direction générale ba fa Aboubacry Sadikh Bèye lañu ne ab dogal dafa jibee ci moom jëm ci wàllu ay taxes yoo xamante ni bi ca gu ca ne la juróomi junni ci conteneur bu ne ñu gis ne dogal bi jaarul ci yoon dañu ci déglu Mbaye Mbeng mooy président collectif bu entreprise yi agréé ci wàllu transport ak livraison conteneur ñu teewlu ko Oumar Mbow. ci gannaaw fukki fan ak juróom directeur général du port dafa génne ay notes yoo xam ni dafay organiser léegi naka la gros porteur di duggee ci port bi ak di ci génne ci port bi maanaam naka la ñuy jëlee marchandise bi ci port bi di ko livrer seeni borom mu dëggal ko ci ay notes ni nag dañ koy appliquer à partir du 15. bi nu ñëwee tey nag ci note boobu daf ci wax ni ñun bu nu livrer te marchandise commerçant yi wala industrie yi bu nu dépoté conteneur ba pare dañuy fab vide bi ñëw jox armateur ñu lëkkaloo bañ ndax tout simplement ñoom armateurs yi dañuy facturer li ñuy wax détention maanaam la détention mooy le fait que ñun ñu yore seen conteneur te egsi na ñu jox leen ko ñu bañ ñu ñuy facturer 25000 par jour yow miy jaay conteneur bi transport bi 71000 nga koy jaayee commerçant bi boo koy livré ñoom ñetti fan yi ñu fayeeku la 75000 ça veut dire que yow même 71000 ya nga jaayee woon transporteur ba commerçant ba da ngay wuti sa poche yeneen junni teg ko ci jox leen donc dañ ci am intérêt financier ba pare dañ ci gën a gis mooy dafa am défiance à l'autorité portière beneen défiance bi mooy dafa am arrêté buy organiser transport conteneur ci biir port bi ci interministériel arrêté signé par ñetti ministre de la République muy ministre du commerce ministre du transport terrestre ak ministre de l'économie maritime ñu lank ni duñu ko appliquer est-ce que ñun sénégalais ñemee nañu dem France wala fépp ci Europe ñoom ñu tegal seen loi ci seen charte sénégalais yi duñ ko arrêté duñ ko appliquer loolu moo ci xew léegi nag ñu ñëw ñun ñu bloqué nañu
nañu seen terminaux yëpp assurer camion bloqué nañu terminaux wu Maersk Line bloqué nañu terminalu Bolloré bloqué nañu terminalu CMA CGM bloqué nañu terminal APAC képp koo xam ne armateur nga wala représentant armateur comme ñun duñu liggéey ñoom duñu liggéey ñu xaar nag autorités yi ñu arbitré lu Mbaye Mbengue bu kuréel ak ñiy transporter conteneur ci port Ndakaaru ci seen ñàkk ànd ci taxe bëccëg gu ca ne juróomi junni ngir conteneur bu ne tukkee ci direction générale port ba waral seen ñaxtu yooyee RFM fexe jokkoo ak directeur général ba ci boppam bu port Ndakaaru mujjuta antu bureau assemblée nationale taxawal na mission d'information kuréel goo xamante ni ay ndaw la yu war a leerlu ci lu ñeel plan décennal bi jëm ci xeex ak inondation ci Sénégal lu toll ci fukk ak juróomi kilifa yoo xamante ni ña nga bokk ñi ci majorité bi di ñuy fare nguur gi opposition ba ci ña des ak it ñi nga xamante ni ñooy non inscrits kuréel googu yëpp nag juróom-benn ayu bés lañ leen may maanaam weer ak daanaka genn wàll ngir ñu daal di taxawal ab rapport di la ñu tënkee ci seen ab liggéey gën caa yeex fanweeri fan ak benn ci weeru octobre 2020 ngir jébbal ko ginnaaw si ñoom assemblée njiital réew mi loolee kon bokk na ci communiqué boo xamante ni moom la bureau assemblée nationale fësal démb ci niñ fas yéene taxawee ci leerlu gi ñeel inondation yi Sénégal ak plan bi ngir paj mi inondation yooyu ca Touba ak Mbacké préfet département Mbacké mu ngi dalal xel yi ñi ca loru daañu leen sancal feneen fi leeg ñuy pompe ndox ma Mactar Diop ñu teewlu ko Marème Diop. te liñ ñëwoon def benn tournée tànku nemmeeku comme ni nga ko waxee ànd ak sous-préfet arrondissement Ndam ak mairie Touba ak service technique sapeurs-pompiers yeneen service pour que ñu xool situation jafe-jafe yi nga xam ne taw bi indi na ko taw bu bëri bi fi amoon temps yëpp indi na ko ci Touba ñu xool action yi nga xam ne matuwaay yi nga xam ne sapeurs-pompiers ñu ngi koy jël depuis le début fan nañ ci toll constaté nañu ne nekk ñu situation inondation mais ñu ngi ci situation jafe-jafe ndax kër yooyu ak koñ yooyu dañu nekk ci li ñuy wax dans des zones inondables des zones non édificantes donc ñu mel noonu li ñu mën a def mooy gannaaw li sapeurs-pompiers di def ci koñ yi mooy fexe ba pompage yi également ñu gën ko orienté foofu ba nga xam ne ñi nga xam ne mën nañ leen jàppale génne leen ci ndox ñu génnee ndox ci seen kër ñi nga xam ne jàpp nañu ne même kër ga ñu nekk bu ñu génne woon ndox ñu toog fa sax risque la ñooñu ñu jàppale leen ñu am fenn suñu leen loolu am na ñoo xam ne identifié nañu te tey dinañ am foo xam ne dinañ leen ko dinañ jël matuwaay dugal leen leneen li ci def te ñu ngi ci cadre plan ORSEC donc bu ñu ci nekkee rek fenn foo xam ne yaakaar nañu ne jafe-jafe mën na fa am ci nawet bi ndax njort nañu ne nawet bu métti la dañuy sol suñu daal ñu dem. dañuy des Touba Mbacké akub jiyee ju ñeel liggéeyub assainissement diwaan gu tedd ga ñaari ouvrier yu faatu keneen ami gaañu ñu rawale hôpital li waral jiy ji kanaa lu ñu doon gas foofe suuf sa rës seen kaw leeral li Marème Diop. ñett ñi mbir mi dal seen kaw daan nañ xëy bis bu yàlla sàkk di barkeelu ci liggéey bu Touba ca kanam bi nga xam ne mooy ut ay yoon ngir ndoxu taw yi fii ci Touba te mi bokk ci assainissement bu dëkk bu sell bi naka noonee nag la ñu nekkee ci liggéey bi suuf soosee ñu doon gas daal di màbb ci seen kaw noonee la ci ñaar ñàkkee seen bakkan ci saa si kenn ki jëlee ci ay gaañu gaañu ki nga xam ne nag moom moo ci am ay gaañu gaañu ñu yóbbu ko ci hôpital Matlaboul Fawzeyni bu Touba néewu ñaar ñi nga xam ne ñoo ci ñàkk seen bakkan itam ñu yóbbu leen ci morgue bu hôpital boobee mbir mi nag mu ngi xewee ci Tokor ba nekkee ci quartier bu Daaru Xuddoos ci élément enquête yi sax ñu ngi xamal ni kenn ki si ñaar ñi nga xam ne ñoo faatu aw élève la woon ay atam mu ngi toll ci 23 keneen ki nag moom atam 21 dong la toll ab enquête sax ibbi nañ ko ci lu ni mel association Touba ca kanam nag mu ngi naxarlu xew-xew yooyu jaarale ko ci ab communiqué ñu ngi xam ne ni jëloon nañ lépp loo xam ne matukaay la ci wàllum sécurité ngir moytandiku lu ni mel te teewul naxar bi dal na ci seen kaw association boobee di Touba ca kanam sax ni ngi tey ci ngoon gi demoon na ci xalifa général des mourides ngir yëgal ko xew-xew yi kilifa dëkk bi di mettitlu lu ni mel waaye itam jaale askan wi yépp Marème Diop fii ci Touba RFM Sport. tàggat yaram Cheikh Tidiane Diagne sëñ Cheikh ñu ngi lay ziar bu baax. maa ngi lay fay Alaaji Assane Gueye dañu koy daal di door rek wàllum athlétisme ak ñi yëngu ci mbir mi fi mu toll nii nag la ñu bëgg moo di stade yi nga xam te ne tëjoon nañ leen boobu ak léegi ndax coronavirus bi ñu dal di ko ubbi ndax jamono ji ma ngay gàllankoor bu baax a baax seen sport ba tax na daal fi mu toll nii seen mbébét moo di ñu dal di ubbi li nga xam te ne daal moo di stade yi loolu nag moo di kaddu Louis François Mendy moom mi nga xam te ni spécialiste 110 mètres et la ñu déglu ko ci micro Youssouf Bodian. stade Léopold dañ ko war a ubbi muy stade yëpp quoi
ñu ubbi ko sportif yi entraîner comme il faut il est temps quoi. Jeux olympiques yi mi ngi ñëw yàlla championnat d'Afrique qui vient am na yenn commission yoo xam ne dañ ko war a am au mois de janvier février décembre mais bu ñu amul fi ñu entraîner c'est un peu compliqué ministre bi dañ koy ñaan tamit ci njëkk ak teranga quoi mu xool nu muy ajuster affaire yi ñun ñu mën a entraîner parce que tamit foot démarré nañ seen football waa U20 ak U17 dugg nañu regroupement démb pourquoi pas ñun ñu mën ñu ubbil stade bi athlétisme tamit dafa bokk ci discipline bi nga xam ne c'est le meilleure discipline ici médaille yu mu fi rapporté fii ci biir Sénégal amul benn discipline bu ko rapporté man ci centre laa nekk mais centre bi sax dafa mujj tëj parce que amuñu accès fu ñu entraîner maintenant c'est tellement difficile ñi ma bokkaloon centre bi ñoom ñëpp dellu nañ seen dëkk et ñu ngi entraîner régulièrement parce que am nay compétition yoo xam ne moom la ñuy waajal actuellement ñoom dinañ nekk au top seen forme pour mën a aboutir ci compétition yi di ñëw man du ma nekk au top carrément ci compétition yi di ñëw parce que dafay métti parce que aw ma fu ma entraîner carrément du coup su ma gaalee lay entraîner wala ma dem plage des fois sax c'est un peu compliqué quoi pour entraînement bi daal lu mu la mun a wax c'est tellement difficile man lu ma doon ñaan mooy ñu may ñu entraîner ñu ubbi stade yi ñu jéem a respecter mesures yi quoi comme ñëpp tamit parce que mi ngi noonu université ubbi nañ ko étudiants yi dem jàngi exemple yi nii pourquoi pas ñu mën a ubbi stade yi athlètes sportifs yi entraîner comme il faut quoi parce que am nañ yenn commission yoo xam ne moom la ñuy waajal te Sénégal da ci bëgg ay raaya tamit stade bi kese mooy suñu seule occupation instant bii nii ubbi ñu stade bi ñu continuer suñu ay entraînement respecter mesures yëpp. Louis-François Mendy moom nag moom moo détenir record bu Sénégal bu 110 mètres et ci 13 secondes 59 centièmes doonoon itam finaliste championnat d'Afrique yu mujj yi amoon ci atum 2018 ci Abuja ca Nigéria moom nag ma nga nekk ci centre africain d'athlétisme bu Dakar doonoon tamit doon médaillé de bronze bu Jeux africains bu atum 2019 bu loolu weesoo ñu daal di waxtaane wàllu football ak championnat bu France ñoom nag niki tey jii danañ daal di dabe seen première journée ci bu 19h jotee diggante Paris Saint-Germain lay daal di doon ak FC Metz Paris Saint-Germain nag moom tàmbale nekk ci ay jafe-jafe ndax ñaari match yi mu jot a football yépp ci championnat bi rek daal di ñàkk bu njëkk ba diggante ak Lens ñaareel ba diggante ak Olympique bu Marseille ñoom nag tey ñii seen bébét mooy fexe ba am ndam ngir mën a lancer seen saison jàppale ni nag ni ki démb itam dañ doon dabee première journée Montpellier moom dafa daal di daan Olympique Lyonnais ñaari bal ci benn ka fa gën a nag maanaam daal fës moo di TJ Savagni moom mi nga xamante ni moom moo jot a dugal ñaari but bu Montpellier ca Real Madrid ñoom itam ña ngay waajal ubbite saison bi di ki dimanche gi seen diggante ak Real Sociedad ni ki démb nag ci jogante xaritoo bu doon dox seen diggante ak Getafe Real Madrid moo ko daal di daan juróom benn bal ci dara kii di Karim Benzema di doomu France nekk ci Real Madrid moom jot naa dugal ci match googule lu tollook ñeenti but ñu daal di waxtaani wàllu basketball NBA niki biik lañ doon amal lii di demi-finale ci premier match bi diggante Celtic bu Boston bu Tacko Fall ak Heat bu Miami nag moom mujj am ndam 117 à 114 jàppaleen nag dana am yeneen jongante yu nar a dox seen diggante ko ci am nag ñeenti victoire ci match yooyu nga xam te moo dal dox ci diggante Celtic Boston ak Heat bu Miami di nga daal di qualifié ca finale bu NBA ñu daal dellu suñu réew waxtaanee wàllu arts martiaux ci diwaanu Ndar foofu nag ab stage bu METSMAR di méthode de défense et de sécurité martial art di ab discipline nga xam te ne daal dafa boole ay discipline yu bëri bawoo ci arts martiaux Mohamed Nabi Sina cakan bu doo voilà les techniques d'arts martiaux moom lañ jël tënku ko pour nit ki mën a défendre ci bopp nga am ay matuwaay ak li ñu moom parce que y a la lutte sénégalaise qui est introduite donc à l'intérieur. Mouhamadou Alioune Mbaye secrétaire général ligue bu karaté bu Ndar bokkoon ci ñi doon tàggatu waaye muy xamle ni ñi ñëw ci stage ñaari fan jile daañu fexe ba gën a yaatal lu ni mel ndax nag njëriñ dong la gis ci METSAR. doon ko jël dindi ko ci arts martiaux yu ñuy wax karaté ak taekwondo viet wa daaw yëpp daal kung fu yeeg yëpp mu jël si li nga xam ne day jëriñ doomu aadama ci teew boole kaak nag li nga xamee ni ñoo ko moom bëre ak ngàdd ak pes ak ay rawale yooyu yëpp mu dugal ko si créé ko nag ba nga xamee ni doomu aadama mën na ko jëriñoo si lu néew ci ay weer yu néew ba nga xamee ni il est opérationnel ba nga xamee ni ku ko bëggoon fexeel rek doo ko mën fexeel te su bëggee dimbali doomu aadama dina ko dimbali xam nga loolu baax la man tamit da nga ko indi dara xam nga tàggat bu njëkk bi da ngay tàggat ay kàngaam yooyu ñoo koy tas. fii ci Balakos ñu ko doon defee mu bare ay kàngaam yu nekk ci discipline arts martiaux yu bare ñëw bokk ci lu nu mel te fas yéene yaatal ko ba ñu gën ko xam ci bët gànnaarub réew mi RFM ci Ndar Géej.
Mohamed Nabi Sila. Alaaji Assane yaakaar naa ne fii lañ koy daal di yamale xibaaru tàggat yaram yi. ñu ngi lay gërëm sëñ Cheikh. di ñaanal président Diack. waaw ci moom laa bëggoon jeexale sax. ndax tey jii la ñuy xam daal fu wanenti gi mujj gi gëtam. ndax tey jii le procureur financier bu Paris di daal di jox dogal. waaw wala déet danañ ko ba moom nag Lamine Diack ci fàttali dañ ko daal di tuumal ci mbirum guerre jëm ci ay athlètes russes. moom nag procureur bu Paris procureur financier bi la mu sàkku moo di ñeenti atu kaso ak amende lu tolloog 328 milliards francs CFA. ñun duñu ko déglu. waaw duñu ko déglu yàlla na yàlla def jàmm. mënut a wàññi dara ci taaru président ba. wala excellence bi. ak i jaar-jaaram. mi ngi noonu daal nañ ñaan rek kenn duñu rayal sunuy star. jeex na tàkk. incha allah lépp dina baax. jërëjëf Guèye. jërëjëf sëñ Cheikh. RFM rajo askan wi. ñu yegg si ci chronique culture beeg soxna Fama Dione. dal leen ak jàmm centre Yenenga te réalisateur bi di Alain Gomis Tadika taxawal dina amal ab centre de formation li ko tax a jóg moo di fexe ba Afrique am ñu seen xam-xam màcc ci wàllum post production ak it jumtuwaay ba lépp luy film bàyyi ko fii ci Afrique ñu mën koo defaree ci biir continent bi li Fama Ndiaye mooy coordinatrice projet ci centre Yenenga. avec le centre les formations proposées par le centre. bu ñu noppee ci formation bi daañu mën a fexe ba xale yi mën a am ay outils. ngir mën a produire ay film loolu lañ bëgg léegi nag ñu ngi koy bëgg a tàmbali projet bi formation bi dina durer 24 weer waaye nag amul fay kenn du fay dara ku ñëw da ngay bokk waaye nag comme projet la fi mu nekk nii ñi ngi waxtaanee pour xool critères de sélection yi mooy pour xam nan la ñuy mën a tànnee buñ ko noppee rek incha allah daañu ko siiwal ba ñëpp ñu ci war a jot daal di ciy jot. sera communiquée sur nos différentes plateformes. Lil Jëf nekk ab artiste boo xamante ne ca Bawol la bàyyeekoo te ci suba mu ñuy xamal ak EP bi mu génnee tuddee ko Discover Me am na nag juróom-ñaari morceau bokk na ci yaa ngi dem ak bi mu jagleel Ndongo Lo delloo su njukkal artiste bi nga xamante ni dafa dëddu àdduna Mbaye Lay Samb ñu gën koo xam ci tuuru Lil Jëf la ñu teewlu. yaa ngi dem yàbbi ma Ndongo Lo ni yow Triple S Superman doo dem lay bañ et mos dolli bi ñu reprendre activités yi waaw ba job yi commencé waat normal léegi ci lañ lancé waat suñ beneen programme c'est-à-dire un nouveau programme qui est la continuité c'est-à-dire ñu def tour des médias phase 2 c'est-à-dire ñu jima continuer promouvoir projet bi voilà quoi actuellement ci loolu lañ nekk ni def te bon ñu ngi nekk def ay pas mal d'émissions actuellement Dakar fii ñu ngi fi def ay émissions xaw nañu fi def quelques émissions notamment ci ay télévision internet ak aussi ci rajo yi actuellement ci loolu lañ nekk nii. ñu teewlu aslëf ci EP bi. bëgg naa la gën a yaa ngi dem gestu lu xool ni ma mel dara mënu tax nga génn sama xel yaa ngi dem bëgg naa la gën a yaa ngi dem. li mu nekkoon seen chronique culture bu ëllëg ak jàmm. jërëjëf soxna Fama alarba ju ne RFM di ànd ak yéen ak Papa Ngagne Ndiaye ci yóbbalu bés ji conférence. thème opposition ak seen tolluwaay ci Sénégal tibbantey tànk ak damantey xef yi am ci seen biir ñoom ku jëkk politique gi bu saxee ba wéy gisuma leen mbaaw te yàgg nañoo dégg ñu naan luy naaw lu ne say donk di boobu fa nga jëm soriwul booloo gi ñàkkoon ci seen biir dong doyoon na sëkk xaajaloo waaye bu ñu demee ba boole ci lu kiy wàqi kiy suul Macky Sall moom di doxal te bés bu leen sësee ci miir bi du ngeen def lu dul daw uti wollu ci askan wi di sàkku ci ñoom ñu génn xeex kenn du leen faale xam leen ko balaa ma ay jooye jàpp waa Pastef di dal ci kaw waa réew mi ñu koy duutante ci seen biir waa gëm sa bopp di tontonteeg Pastef te yàggul dara amagul ñetti nawet bi ñu fi àndee ñoom ñëpp di xeex Macky Sall naan na fi jóge jàpp leen ni ak nii ngeen di doxalee xaaja gu fee jóge te bés bu ay pexeem sottee moom Macky Sall ngeen xam ne lépp dëgg la dina leen dëggaate jaar ci seen kaw xëcc troisième mandat bu dikkul mu puus watey local yi puus watey député yi puus watey njiitu réew mi wax ji jeex mu dellu ne faax te coow di jib ndax moom ci boppam moo leen gën a xam ni fii di Sénégal layal fi troisième mandat yomb fi donte am na ñoo xam ni mook sëgg ci ndox mi dëtam ko naan la ñu yemale waaye bés bu ñu leen yóbboo vaar ñu waaru ndax li Macky Sall wax fépp ci ne du mës a def troisième mandat bu doon ab paan la ñu ne teeñul ma ngay rembat dëgg la ni opposition xaajoo ci Sénégal du fi gulet waaye fii ñu fi yegg tey musula am ñu bokk genn gaal bu kiy joowee jaar fii kiy joow jaar fee ñoom ci seen bopp ñoo la gën a xam ni gaal gi du dem fenn waaye ndokkee yàlla ba ñu leen dénkul sunu gaal gii di Sénégal ñu mënula déggoo ci opposition bi amee wuñu benn ndombol tànk bu ñu jiite woon réew mi ana fan la ñu koy waxee du ma wax la Senghor waxoon Abdoulaye Wade ne bopp bu attanul karaw du mën a attan am réew waaye ñu ne ay opposant lañu te ànde ndakaaru gii rek dem ba jam ñaajo mënuñu ko ndax ay xiiroo ak ŋaayoo ci seen biir ki gis-gisam yam jam ñaajo moo leen tane fuuf askan wi lànk leen ba ut ku leen lànkle bañ leen bu leen féetewoo
tàccu yi saaga yi xasta yi sos yi ak xeex bi ubbi leen seen i gët te xam ne ñii naan leen pale lañ leen jëmale ñi ci ëpp ci ñoom waxoon naa leen fii ne leen réeroowuñu benn yoon ak ñàngal ñii dañuy mëq te ni mut ñii di mëq tey mbel-mbel yi te la ca kanam rawli gët wasalaam ba beneen conférence. incha allah Pape Ngagne jërëjëf di ngeen àndaat ak moom mbokk yi ci yóbbal bi conférence bëccëgu tey gi incha allah xibaaru 13h yi ak Mamadou Mouhamed Ndiaye ñu yegg ak yéen ci tolluwaayu jàngoro coronavirus ci àddina Koro News ak Hadj Seydou Nourou Ba. li nga xam ne moom la ñu war a moytu laata mbas mi di wonewaat dooneem dëkk yu bëri ci àddina bi di ci bàyyi xel bu baax a baax li ñu ragal mooy newaat na ñëpp toog seen kër te su boobaa dafay metti bu baax a baax ci koom-koom bi rawatina ci wàllu tourisme ci jamono jilee juróom-ñeent téeméeri junni ak fanweer ci ay bakkan ñoom ñoo ci daal di xot lu jege fanweeri million am ci ay cas maanaam bañ leen seetee dañoo am lii di mbas mi lu toll ci 19 millions daal di am feebar waaye mujjee wër jóge France jaar Angleterre waaye tamit Canada ñu ngi def lu ne di xeex lii di mbas mi ndax ni mu fay lawee dafa doy waar gouvernement bu ne yaa ngi def lu ne laata li amoon di amaat rawatina sax ci mbiru tourisme ndax fa la koppar yi gën a bare li mu jur ci ay perte mu ngi toll ci ñeenti téeméeri milliards ak juróom-benn fukk ci wàllu dollar ci àddina bi lu jëm nag ci vaccin yi ñu ngi koy développé bu baax a baax foofa ca réewum Chine te sax daanaka askan wi foofee mën nañ cee jot nu ma gën a gaawee ñi ko xamle di ab centre bu Chine waa foofee taxawu li di feebar bi ñeenti vaccin yoo xam ne du yàgg ñu daldi leen a fësal ngir xeex li di mbas mi ñu ngi ci ay phase essai clinique jamono jile Chine sax dafa mujjee convoqué ab gox bu nekk foofee ca frontière ba am na fa tamit ay dépistage yu bëree bëri Inde moom am na 83000 cas yu bees yëf yaa ngi fay gën a metti ci 24 heures yu mujj yi di ay xibaar yu jóge ca ministère fédéral bu santé foofa ca réewum Inde nag am lu mu néew ñeenti millions yu toftal ci ñi am feebar bile juróom-ñetti fukki junni jàll di ñàkk seeni bakkan ca Australie di guléet ñaari weer tey Victoria di ñaaxeetu dëkk bu ëpp ay nit foofee ca Australie amuñu kenn ku fam li di mbas mi ca Canada moom ni mu fay yokkee dafa jaaxal ñépp premier ministre ba nag ne Justin Trudeau daal di ay ñooñam ñu gën a bàyyi xel ci feebar bile ndax yëf yaa nga gën a metti ndax Canada am na ci week-end bi rek lu ëpp junni cas ci ñu am mbas mi Danemark moom génnewaat na yeneen yu bees lu ci mel ni tëj baar yi restaurant yi ba 22h jotee mu nekkoon Koro News jàngeen jëf ci tawli Savon de Marseille Alphé Sen Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop